The rejection of the draft constitution bill on Tuesday by members of the National Assembly does not go down well with opposition political parties who have been breaking their silence on the matter. Speaking at the press conference on Thursday evening, Mai Ahmad Fati, the leader of the Gambia Moral Congress, accused President Barrow of being directly responsible for the rejection of the draft constitution. The GMC stance came at a day after the opposition United Democratic Party had challenged the government on the $116 million invested in the process for the past 18 months. Ibrahim John tells us more of that in this report. The bill to promulgate the new constitution could not achieve the two-thirds majority vote from the country's National Assembly, despite the vigorous campaign by activists across the country for the birth of a third republic. Mai Ahmad Fati, the Secretary General of Gambia Moral Congress, is among prominent figures who have decided to hold the sitting president responsible for the decision taken by the members of parliament. The bill got thrown out of the process towards a referendum after falling short by 11 votes after 31 members voted for and 23 voted against the draft constitution. The former Interior Minister claimed that those that voted against the bill did so to manifest allegiance to the presidency. The NRP candidates would not have the audacity to vote against a bill that President Barrow sent to Parliament. Who is their candidate for 2021, according to Hamad Ba, the NRP leader, if they do not have the blessings of the leadership? It's simple logic. This assertion was derived from the public statements of NRP leader, including the one he made at Sare Bojo, URR. I was there. 2, 5 from NRP, 10 independent MPs, 8 previously dismissed by the UDP for anti-party activities, and according to the UDP spokesperson, for advancing the personal political agenda of President Barrow contrary to party principles. This was what the UDP spokesperson said. So their dismissal is very clear why. The lawyer-cum politician is of the view that their move might have been triggered by the fact that the draft constitution conferred power to the people rather than on the president. He also defended the retirement package of judges in the draft, which he described as a clear application of legal principles meant to quell bribery or corruption within the judiciary. The rejected draft constitution provided for the continuity of salary benefit to retired judges, a clause which was highly contested at the National Assembly as a discrimination among the civil service. Mai Ahmad Fati, who once single-handedly sacked Halifa Sallah as spokesperson of the 2016 coalition, has this to say about the PDOIS leader. Go and ask Honorable Halifa Sallah why he campaigned for Barrow, because he campaigned for him. The same reason Halifa campaigned for him, the same reason I also campaigned for him. So if Halifa is guilty, I'm also guilty. If I'm guilty, Halifa is guilty. But you cannot say Halifa campaigned for him. He's not guilty. Mai Fati campaigned for him. They are guilty. I'm not into that. Mai Fati told journalists that he knew Barrow to be a man of integrity and an honest person, but that seemed to vanish into thin air now. The former Interior Minister indicated that he supported Barrow during the coalition primaries, which eventually brought an end to the 22 years rule under exiled former President Yahya Jammeh. The most popular concern now is probably the cause for this U-turn by the same lawmakers who gave their blessings to the creation of the Constitutional Review Commission and the $116 million budget for the entire activities of the commission. Ibrahim John for iAfrica News. acca mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee GMC démba ñoom tamit ñu def seen reaction ci rejection of the draft constitution bu yàggul ci néegi député yi of course dégg ngeen ci ñu ngi wax UDP ñoom ñoo ko njëkk a def waaye am na ku ñu fekk ci plateforme bi di Tida Kijera, Chief Executive Media and Propaganda Officer bu Gambia Moral Congress. GMC, of course, Tida, thank you very much for joining us and good morning. We just allow you to say hi to our viewers. Thank you very much, and I greet everyone. I'm very happy to be here today. All right, mu ngi noonu am solo Tida ñu ñëw ci waxtaan bi xam naa nag tey nañ wax ci yu bëri ci li nga xamante ne mooy ci sa parti leader bi lu mu wax
Mai Ahmad Fati, claiming that President Barrow is responsible for the rejection of the draft constitution. Lan nga ñu mën a indi ci loolu yan firnde la parti bi am wala moom la am ba tey mu taxaw wax ne président Barrow moom moo tax moo responsible ba député yi daal di reject draft bi. alhamdulilah maa ngi laa sant di la gërëm. sa wax boobu noonu laajte boobu baax na. comme suma olof bi leerul waaye lu important mooy nit ñi. ñu xam lan laa wax exactly loolu rek. lu mu wax noonu. kaddu parti bi la. ñun noonu nañ ko gisee. nangu nañ tamit loolu la parce que mbir mi boo ko xoolee bu baax seen gis-gis la wala suñ gis-gis la wala da ngeen ko da ngeen am firnde yu leer tamit ne loolu moo am. parce que wax tamit nii rek. waaw loolu day yomb. non loolu am na si politique. parce que nit. dangaa xool dara ba nga gis bunte yoo xam ne soo demut sa bi laal sa loxo waaye leer na la ne lii lu moo doxee nii la parce que xel moo dee yóbbu yëpp. mooy lu mel ni comme lan. lu mel ni tey comme lu mu nekk di dem président Barrow ñun suñ gis nañ ne moom am na si loxo loolu moo tax draft constitution bi demul turu. non waaye moom dem na ba ci taabulam laalu ci dara mu ne député yi seen yëf la doxal leen te tamit nu ngeen ko gisee ngeen taxawee mu yónnee ministre mu ñëw taxaw ci kanam ñëpp wax li mu war a wax. tey boo leen taxawee ngeen di wax ne as a parti ne moom dafa responsible est-ce que loolu tamit Gambien si mun nañu ko dégg. dinañ ko war a dégg. parce que lu mu wax noonu dafa doon silmal nit ñi seen kanam yi rek waaye loolu nekkul dëgg si moom parce que président Barrow draft constitution bii doomam la. loolu tuumal la de. du tuumal de doomam la moom moo nangu ne su toogee dina génne old constitution bi mu dugal ñu new constitution. soo gisee mu wax loolu si moom ne old constitution bi baaxut loolu moo tax moom dafa bëgg a def loo xam ne dafa baax. dama foog ne loolu la wax si askan yi fii ne dama bëgg a def loo xam ne su ma fi jógee àdduna yëpp dinañ ko wax lii bokk na si loo xam ne wax na ko ne dinaa ko def kon si fekkee na moom xamoon na ne all one bi was not good lu tax muy yaaxa suñ xaalis di dem fa di ñu wan. ok am na solo léegi Essa yaa ngee déglu kàddu yi loolu lañ ko dooree. fan yii yëpp gis nañ ne depuis Wednesday ba léegi bu ñu ko registré from all angles ñu bëri ñu ngi koo condemn ñu wax ne initiation bi nga xamante ne comme tii dañu ko waxee président Barrow moo ko commencé gom ne lii dina bokk ci legacy am ngeen dem dafa mel ni liir bi ngeen yore la ngeen dem ba mu fu mu war a màggee ngeen rey ko mu dee ñu bëri ñu ko gisee noonu yow loolu lan nga mun a tontu ci loolu. No, it's very misleading. That is very misleading, malicious and far-fetched statement. Really, among it, we have to be sincere enough. That's the real separation of power in this country. We all know. You cannot impose on any of these organs. You cannot impose on any of these organs. Well, National Assembly, they are very independent at the moment. Judiciary, the same thing. And also executive. Alright? waaye moomeel bi la ñu wax moomeel bi xale bi yéen a ko moom waaye dafa mel ni bi ngeen ko yóbbee ci député yi taxawaay bi ñu bari ñu ngi wax ne dafa des ñaata bill la président bi indi cabinet bi indi si parlement yi nga xam ne daxal nañ ko ñaata bill constitutional laws boo xam ne diggante Gambie ak Kenya député daana nañ ko ministre wax na bes woon nanguñ ko Boubacar Souaré pour mu nekk ombudsman indi nañ ko foofu vice président wax na bes woon nanguñ ko dañ ko daax ñu ne demal nga indiqué waaye kii du gaal am na député boo xam ne président bi def ko nominé revoke nomination bi pour mu ñàkk a siitam député nanguñ ko ba ñu clerc bi teewal ko si court mu win keesam mu ñëwaat baax. yow li nga bëgg a wax ne léegi. non time bi laay non xam naa fi nga demee xam naa firnde yi ngay joxe loolu Gambien si gis nañ ko te xam nañ ko waaye léegi non li ma bëgg a wax mooy da nga bëgg a weddi ne comme donte ne ñu ngi reject di wax ne président bi moo tax da ñu bëgg a wan ne daal loolu amul président bi bopp deful loo xam nekku ci biir loolu amul te loolu moo tax ma ngaa indi ay yoo xam ne ay firnde yoo xam ne dinañ ko jàngat fekkee dañ bëgg a jàngat dañ jàngat mais there is no right to impose. non waaye problème mënuloo forcer nit ñi député yi nangu leen ko non you cannot do that or what you can do président bi fekkee bëggut ko dina wax ne outright ñun bëgguñ constitution bi si cabinet. soo léegi na mu dem si député yi de. léegi des na si yéen léegi waaye man bëgguma ko. léegi président bu am bu sañoon kon gars yi bàyyi mu dem. mu dem. loolu mooy taxawaay waaw mooy taxawaay. loolu nga bëgg a wax. waaw. ok loolu tii da dégg nga li mu wax kon yéen moom kon seen tuumal ngeen di def te kii ku jege président bi la yow war ngaa xam loolu. wax boobu waxu farle la. def koo farle rek tegut ko si fen ma ne bot yi ñu ngi si biir si boppi nit ñi ñu ngi xool ak suñ noppay di ko jëriñoo lan la nit ñi nekk di doxal xam nga président su bañee dara
du taxaw mu ne bañ naa lii su ko waxee publicly mu ñu dem si National Assembly gaayam ñu ko jegeñ bañ ko di nga gis ne dañoo wax ne waaw président bi moo ko njëkk a wax. président bi ñoo doon dugg si ron table bi di bàyyi gaay ñoom ñu génn waaye di engine bi si moom la jógee. parce que yow soo waxee loolu tii dafa affaire tamit dafa war a leer. parce que léegi comme moom nu ma waxee mu ngi doon joxe ay firnde di wax ne lii dem na ci assemblée bi te ñu ngi ko reject waaye bii daf leen bàyyi ñu doxal te tamit yow. ma ne xaaral ma wax la loolu bokk na si dara emuñu ko. am na issues yoo xam ne président si boppam moo ko moomoon waaye am na issues yoo xam ne président daf ko bokkaale ak nit ñi yooyu noonu ñoo joxe seen boppa si président bi tey bu président bi lu baax si moom baax na si ñoom xanaa yow seetaanuloo si biir parlement bi lu fa doon xaw député 23 député yooyu noonu ñu vote this out they all have interest am na ñoo xam ne ma ñëw force ma doore ko si NRP député yu vote for this yes xam na ne seen party leader taxoon na fii si diggi Gambia ci Bojokunda la xaw ma URR waxoon ne ñoom président Barrow is their presidential candidate xamal ne ñooñu lu ñoo dox tey lu ñoo xalaat tey mooy ne ñu succeed seen candidate boobu noonu mu win next election waaw léegi gis nga fi beneen 8 candidates ñoo xam ne dañ leen daxa si seen parti boo xam ne moo leen farle woon ba ñu nekk député. ñu ne because of ñu ne national interest la ñu def moo tax ñu def loolu tamit national interest bokk na si parce que tey mu ngi fa xooluñu si interest Gambia dañ doon xool interest Barrow parce que dañ gis ne Barrow ban interest la si am. interest am na si parce que Barrow mu ngi bugg a dem parce que ñoom seen boppa ñoo taxaw si social media Barrow mu ngi bugg a dem ba 15 years again. in this country ñu gis na si constitution bi mu ngi daaj Barrow ne tout time la Barrow war a dem Barrow bugut loolu understand loolu kon dangaa gis ne ñooñu tey Barrow luñ bugg rek yoon boobu la ñoo dox. waaw léegi luñ dugal ci draft bi yëpp ci da bari na. waaw bug bi dafa yaatu. tey boo fekkee ne yaa ngi wax ne bugg a wax ne tamit ne loolu kese mooy affaire time limit bi moo tax ñu reject constitution bi. loolu du kese de. soo gisee wax yi yëpp. ak lan wax yi yëpp. nekk president. either you are a opposition leader you want to be a president o nga nekk president bugg a sampaat sa boppa si biir kon da ngaa gis ne loolu bu ko xeeb. est-ce que yéen nekku de kon da ngeen tiit yéen parti yu mel nii seen taxawaay xëy na dafa xala des yaakaar ne boo leen demee ak Barrow ci géew gi na leen daan. tiituñ de xam nga lan moo ñu neexut mooy ne lii dafa nekk loo xam ne nit ñi projet boo xam ne président Barrow. ak gaayam yi ñoo ko sos. ba pare ñu jël suñ xaalis. man loolu def mën na xarit torop because 116 million laa wax de ak pax yu mu xam si dëkk bi fii yoo xam ne loolu mun na see fata ñu wax alhamdulilah defuñu ko balaa mu àgg sax si nit ñi si président la njëkka si fekkee na président ak gaayam yi xool nañ ne lii jaru ko constitution 1997 bi mun nañ koo def nii mun nañ koo def ñu dem ñu reserve suñ xaalis bi pour lii ak lii lu tax waxuñu ko ñu bàyyi nit ñi sos affaire bi ba départ. waaw yéen si sos bi ngeen bokk de. loolu moo tax ñun ñu bugga ba tey loolu moo tax ñun ñu bugga mu continuer parce que dañ gis ne dëgg la. ni ngeen dawee dañ bugga non da ngeen génn bàyyi gars yi. loolu tamit bul fàtte loolu. déedéet du ma ko non xaaral rek tiida. waaw boo leen commencé benn yëf ngeen xam ne li koos la. ngeen bokkoon ci boss bi. ngeen dem ba ci kanam ngeen wàcc génnee si boss bi ngeen wala ñu génnee leen ngeen ñëwaat. ngeen dem ci boppam ngeen génnewaat yéen seen boppam ngeen yéen da ngeen di wàcca bu yàqu-yàqu amee wala ci doxalin bi est-ce que yéen tamu leen ci responsabilité te ci boss bi yéen a ko doorandoor yéen a ko moom déedéet xam nga lu tax duñ jël responsabilité dinañ doon jël responsabilité lu ñu waxoon teen ak président bi su ko doxalee noonu waaye su demee ba jël executive power bi moomale ko boppam ku mu neex mu daaxa ku mu neex mu jegeñ la ku mu neex mu employé ñun amuñ si kaddu amuñ si doole pour wax ko ne lii du am advice rek la ñoo joxe. soo demee ba si kanam seen parti la buñ ko daaxee dafa ñëwaat. loolu laa la wax. waaw bu ñëwaatee nag ci cause bi bu ñëwaatee bokkaat ci doxalin bi. waaw mu dem ba ci yàgga mu tekki. loolu laa la wax parce que dañ gis ne. kaddu buñ fa war a am mooy ne si liggéey dëkk bi ñun tamit war nañoo yokk suñ xalaat ñu débeet ko ñu gis ne lii moo baax ñu def ko. majority carry the vote waaye buñ gis ne this is not how. the things we are going. ñu gis ne ñun amuñ si solo parce que nga nekk si mbir boo xam ne soo si wax duñ la dégul loo wax duñ ko def
why should you be there and spoil your name for nothing? ok xam naa ne time baa ngi dem Essa tey dégg nga tamit li mu wax dafa mel ni li mu wax ni tamit xel mun na koo nangu yow lan nga mën a indi ci loolu because 116 million ñu bari ñu ngi jàpp ne loolu tamit xëjoon na feneen yaa ngi wax Hakaland Road bi ëllëg yeneen ko war a commencé dem teg xeer ak yu mel noonu waaye am na yeneen dëkk yi ci réew mi sax ndox bu set problème la te loolu président Barrow moo war a fexe ñooñu ñu am ndox bu sell war bu ñu war a dundee tey ñu bari jàpp ne 160 millions dañ ko jël daxañ ko sànni ko ci àll bi loolu tamit. Essa doy na waar am nga ne blame bi you cannot put that 116 million on the president. ci kan la ko that is very wrong because that you are insinuating that the president is the one responsible of this the unsuccessful promulgation of. non moom loolu la wax te dégg nga lim na fi jox na fi ay recettes loolu moo amut 1 2 ma wax la ne Gambians yi is a sponsor dégg la sponsor bi is for the Gambians. right waaye xaalis bi is not from our cover. déet yaa ngi it's from the sponsors. yaa ngi ministre bi. it's from the sponsors am na député bu ko wax ci parlement di ministre bi leeral na léegi xaalisi nguur bi la. Gambians yi waaw loolu laa la expliqué nii ma ne boo fi toogee di wax loolu tamit Essa yow tamit. ma ne let me tell you one thing that was what we call donor conference. boobu amoon na. waaw am na ñoo xam ne dañ jël ne dinañ sponsor $20 million dinañ sponsor loolu moo tax gars yi wax gis loolu ñoo xam ne ñoo dugal seen xaalis bi wax loolu moo tax international committee wax ñoo xam ne dañ dugal seen xaalis bi foofu noonu loolu moo tax ñu wax they sponsor $20 million on this. kon kan moo war a so léegi. ministre bi li mu wax loolu. kon waaw loolu laay wax nii xam nga ne comme is umbrella it's like it's all inclusive in the blue. non xaalis buñ mayee xaalis buñ moom loolu du benn. loolu laay wax nii. ñoom ñooy sponsor lii bi dafa laaj. because that's a time boo xam ne Thierno Diallo chairman bi. waaw Thierno Souleymane Diallo chairman bi dafa moo ne dañ gàllankoor they have to sit because xaalis bi is not coming so loolu moo tax gars yi fast track ne ñoo xam ne ñoo wax ne dañ def pledge pour sponsor draft constitution bi. they speed up with the bring in the money. amaana loolu léegi waaye ñun luñ dégg ci ministre bi li mu wax ne bu fekk UNDP contribution bu ñu def xam nga ñaari moto lañ joxe ak yu mel noonu loolu kese because dañ bugg a ñun ñu moom suñu yëf Gambie nguur gi jël si suñ budget si suñ kofa si dépense xaalis boobu pour ñu am constitution bu bees suñ demee na bay yëf yi mujjee nii ñu bari jàpp ne. waaw loolu laay leeral nii. waaw understand nga xaalis directly is not from our cover but it's our money because ñun lañ dimbale bi pour ñun la I want it to be clear. sa wax bi dafa contradict bu li ministre bi wax. no it's not about contradiction you've been hearing that lu tax Thierno Souleymane Diallo tey moom mu defoon press conference seen office bu nekkoon fale si kootu xanaa yow nekkul woon foofu. waaw you can go on your archive and check ñu ne xaalis bi is not coming this is 1.7 billion boo xam ne it was pledged it's all inclusive including this CRC TRRC and other issues. It's all inclusive. Loolu laa la explain nii donor partners ñoo ko form why is our money fine but you cannot just join baaraan nga ne because of that money was wasted then we have to put the blames on the president why it's very unfair ñaareel bi mooy Gambian si ñun ñëpp war nañoo joxoñ baaraan CRC because joxoñ baaraan waaw joxoñ baaraan CRC yàlla loolu ngay try di wax. waaw léegi I have reasons why. léegi hold those reasons. I have reasons why. waaw léegi tiyal loolu danaa ñëwaat because am na ku bokk ci yéen di wax ne sax war nañoo investigate CRC bii di xaalis bi naka dépense bi ak yu mel noonu. bu fekkee ne loolu I just want to bring the clarity on that. dama bëgg a tiila rek mu wax ci 116 millions because loolu daf ko naxari comme ni mu ko waxee. tiila wax na ko man maa war a leeral I just want to clarify. xam nga wax na ko because of Gambian mooy. waxoon naa ko. waaw léegi leeral naa ko xaalis bi is true. xaalis bi Gambian because maye bi si ñun lañ maye understand it's for us but it's not directly from our cover that I have to clarify. 2 CRC lu tax ñu mënee rek ñoo war a explain because CRC bi dañu war fii ba bitim réew. waaw bëgguma nga jiitu ma si foofu. waaye 99.9% of the view that they captured from the ground is not represented there. Seriously? It's not represented. It's not there. loolu ngay wax kii li mu wax nii. non Essa loolu ngay wax. xam nga loi. Essa loi. non loolu ngay wax something about the time limit. Let me just clarify. Okay. fan nga gis ci aduna boo xam ne you can make the law of the nation retroactively. Where do you see in the whole world? loolu tamit ñëwaat si temps bi. yaa ngi ñëwaat si temps bi. waaw loolu xam nga ne loolu la junj fii. foog ma leeral ko. non waaw loolu la. loolu la fi junj.
kon loolu Where do you see in the whole world? I'm gonna that's it. You know, this is a plagiarism is there. Wow. Because ñoom Thierno Suleiman Jallow Sarr weddiwut ne dañ jël constitution from Kenya. Wow. Weddiwut ko. He was trying to defend it. Gambia as a sovereign nation, it's a shame on us. We have how many intellectuals? They entrusted you with money, 116 million. All loo xam ne nga point sa baaraan bi jox nañ la ko. Jox nañ leen moto. Jox nañ leen allowance. They are going everywhere. All of a sudden nga ñëw indi ñu constitution boo xam ne yaa ngi ko copy from somewhere else. Fekkee loolu nga bëggoon a def da nga war a wax askan bi man ñun daal léegi lu ñu gis balaa ñoo bind nii let us make 6 months ñu jël Kenya négocier ak ñoom indi seen constitution bi ñu jàngal ko si National Assembly fekkee gars yi d'accord nañ jël loolu. yow da ngay ñaawal Gambien si wala non da ngay ñaawal Gambien si wala la non loolu yow boo waxee loolu ma tax ma ne Gambien si am nañ right pour prosecute this CRC sax am na because it's a big failure. loolu rey na de. a sovereign nation. loolu rey na de loolu lay wax. non Essa loolu rey na because yow suñu la joxee responsibility nga ñëw indi ñu loo xam ne yow waxuñu ak ñun xanaa temps bu ñoo gisante ak Gambien si wax nañ leen ne. soo yow da ngay déggal ne comme lan mooy intérêt si gars yi pour dem wóor. lan mooy intérêt pour jël ñun ñi seen 100% opinion. non am na fekkee ulterior motive bi mooy da ngeen jël dem Kenya bi copie seen constitution bi indi ko lu tax nga wees resources bi. kon because we are all looking for fat allowances salaries ak kickbacks. kan moo leen ko jox du yéen loolu la kan moo leen ko jox du yéen nguur gi because loolu mooy seen liggéey bi xam nga ne ku nekk ak sa liggéey léegi leeral nga ne lii laa bëgg pour defar suma liggéey bi waaw ñu jox la ko ok yow sa liggéey bi loolu fekkee waaye ñu def liggéey ba pare yéen ngeen gisul ne temps bi yëfi affaire do feeboo leen ngeen reject it's not about us parliament is controlled by itself we have no hand in parliament ñoom am nañ seen own right pour decide so if they decide either way that's not our problem tiira dégg nga li mu wax 116 million bi yow def la naxari wax nga ko waaye tey comme ni mu ko waxee su fekkee ne ñun wax ne du suñ xaalis te ministre bi wax na ko yow tey loo ci mën a dégg ci ñaari wax yooyu man waxi ministre bi lay nangu parce que I don't expect a minister sa place lu mel ak yaakaar bu président am si yow def la ko si position boobu noonu ngay dem si National Assembly di dem wax loo xam ne du dëgg kon expect ma ne ministre dina def loolu. xam naa ne kii suma moromi politicien la waaye ku nekk am nga li ngay doxalee sa politique gis nga si su waxee dara mu ne ma du noonu man du ma beeta du ma surprise parce que dafa toppa boosam bi barki Dembo Njaay fii comme lu ma la doon wax boosam bi dafay taxaw mu dem am di président I want to do this I want to do this I want to soo ko ñëwaatee di ko laaj daf lay wax benn story. loolu moo tax TRRC bi buñ nekk nii moom moo am gumute si ñum taana óolu leen CRC bi óolu leen mu ne leen mu taana nit ñi si biir dëkk bi taanut ma taanut leen am na ñum taana ñoo xam ne noo gisee ñooñu seen doxale because ñu bari tamit ñu ngay jàpp ne ñoom bokk nañ ci ñu indi jiixi jaaxa bi moom wax na ko dem nañ wax ak Gambien si ci biir réew mi ba ci biir ñu jàpp ne lu bëri li nga xamante ne Gambien si concerne wala joxe nañ seen opinion loolu lañ bëgg ñu def ko si suñu luwaay loolu tamit nekkul ci ñu am ci yu bëri tamit leerul ci yëf yi est-ce que loolu tamit ñu dem tamit ci biti jël yeneen luwaa copie ko ci biir ci suñu biir constitution bi yooyu yëpp tax na ma ne bàyyi xel ne waaw bàyyi xel ne ministre bi justice ñaari ministre ñoo ko téye si diggante bi waaw parce que am na ministre bu fa nekkoon kooku dem léegi beneen ministre moo ñëw waaw gis nga ñooñu suñu waxee ne ñii luñ doxalee leerut blame bi it goes to the president doo yoonee xale si sa toolu bi mu faa béy yow nga tedda si kër gi di xandoor su dogee gerte bi yaa ko def dañ ko waroon a toppa si nga ne ko ne de gerte bi suma xaalis laa fa def leen ko nii def leen ko nii waaye konoon dañu wax dafa interfere tamit déedéet du interfere de waaye pour bàyyi xel nit soo nekk président dangaa bàyyi xel loo xam ne mu ngee dox si sa réew mi di fa def you are not interfering waaye liggéey bi dama leen jox parce que su yaaxee suma tur dina si yaaxu parce que nit ñi si man lañ yaakaare jox ma seen karta man maa nekk président bi all everything lu happen si dëkk bi fii tii yàlla dina ko lii sax si ëllëg su dee kon responsibility boobu noonu du ma ko bàyyi ñu wax ne am interfere am na interfere parce que ma nekkuma di la wax ne defal ni waaye dama laa wax ne maa ngi sa gannaaw waaye if you act ne ni gars yi lu ñoo def yow you don't know anything about it su ko defee façon bi su amee you will start even blaming your own people you trusted ñoo xam ne ñoom baax nañ dinañ mën a def li ñu def ko nga ne ma I don't trust you anymore fan nga neexoon bi gars yi doon def consultation boobu ba pare ñu doon wax ne Gambian si wax nañ ni deful si constitution bi lu tax di ñëw mention things ñoo xam ne wax nañ ko parce que time boobu noonu si CRC consultation meeting si most of the points they publish them
for everybody to know. Okay. So those points, if I can yow am nga li nga waxuñ ko mentional things we want to see and hear from you, then we will believe ne waaw dëgg la waaye pour président wax ne Kenya seen lii lañ constitution bi lañ copy man waxi kese boobu noonu. ok léegi sa kàddu maa ngi dégg léegi yaa ngi wax ne yow ministre bi ngay gom ci kàddu yu moo wax daan Essa Lum indi. waaw léegi tey ñu bari ñu ngi jàpp tamit ministre bi taxawaayam bi keroog sax des na parce que waroon naa gën a defend draft bi ba xëy na ñu am ñaari xel mun koo vote mu jàlla ak tamit ñu bari wax ne sax bu fekkoon ne baatambe du la woon xëy na affaire bi dañoo gën a différence dana fi doon nekk ba gars yi mun a bàyyi affaire yi mu jàlla tey yow ban jàngeen nga am ci yooyu ci ak seen parti bi seen position ci loolu. dëgg la man I was also disappointed in the way ministre bi handle ministre si boppam xam naa ko suma schoolmate la woon ku baax la woon ku bëggoon na dëgg waaye gis nga waaw loolu laa la wax gis nga loolu moo tax man léegi suñ employé nit in these high positions suma first thing bi lu ma leen dee wax su fekkee ne xamoon naa la démba dama leen dee wax da nga baaxoon de trial nga maintain that waaye su fekkee na affaire debate la o affaire taxawal dëgg la su fekkee na ministre ji si boppam moom mu ngi pare woon pour defend this constitution xam naa Jallow xam naa ko he can do it and he will bring proofs ne ñoo xam ne tey ñun lu tuuti la ñoo wax moom lifin la lawyer la jàng na ko xam na ko and he is very strong on what he is ever said moom lu ma wax daf ko dee dëgëral lu tax muy dëgër parce que daf ko dee teg si yoon nu ma ko xamee woon parce que dañ dee tase si debate at the college. kon da nga gis beneen Jallow waaye tey def bii yoon defu ko de. beneen nga gis. beneen laa gis ak buñ ko appointé loolu laa bind si suma loolu laa waxoon sax si suma page bi ma ne Jallow de ku baax la woon I know him the way he works he is very truthful waaye xaw ma nag as a minister lan la moo nekk. ok léegi pour ñu tënk rek ku ne naa la jox benn nga tëjee waxtaan bi of course mooy léegi fuñ toll yi ba léegi coow li bari na Gambien si yaa ngi see wax ci biir réew mi ci biti réew mi social media bi political parties yi activists yi ku ne di wax tey as a country bu ñu demee ba ñu gis ne draft bi lu mënta am. de jàllul lan moo nekk di way forward la ban taxawaay lañ ci war a mën a am Essa naa la jox kàddu gi nga wax ñu yow lan nga gis ak nguur gi lan nga foog ne réew mi léegi as a country ban taxawaay lañ ci mën a am pour jàlla fuñ toll. waaw loolu baax na because xam nga ne nit ñi ku nekk rek lii lañ xeex woon pour ku nekk nga am sa xalaat wax ko. xam nga loolu dans divergent opinions. mënuñoo bokk benn kaddu man lu ma gis rek mooy as we speak now. Yes, better constitution be they can just go back and improve on it. That's a nyari issue la. Dooraat fresh. Understand nga dooraat fresh. Understand nga o ak lan. O ñu do internal consultation. No why people. Est-ce que loolu xëj na ci diggante because man speaker lu ma dégg speaker wax ko. Mu ne there is no further amendment will be condoned with regards to 1997 constitution fii ba after election. Understand nga man loolu la waxoon. Fekkee loolu mooy la seen taxawaay kon we will just see that 1997 constitution moo ñu yóbbu election maybe after election ku win. kon diggante bi after election ku win. nga ñëwaat with this constitution. est-ce que loolu bu fekkee ne yéen jàllu leen ba nekkaat ci toogu bi est-ce que kon loolu du nekka one of the biggest failure ci président Barrow ak ci NPP parti ci initié ci xalaat bu mu amoon yéene bi am constitution bu bees buñ tolloo 1997 constitution bi yóbbu ñu ci election. ñu dem yéene ngeen am yaakaar waaye ci kenn xamul suba lan mooy am bu fekkee ne li ngeen bëgg a amu leen ko est-ce que toom du nekk ay big failure. No, it's going to be a big success. You know why? nit ñi that is total separation of power xam nga bu njëkk bi député xalaatul ko sax président bi indi bill boo xam ne yow nga ne déedéet xalaatul ko. waaye léegi muy am léegi si réew mi. that shows you ne that's a total separation yow mënuloo ñëw député nga forcé ko ministre su waxee fii ba élect di wax all the clauses lu mu xam loolu la député yi xam fekkee nanguñ ak ñoom gis-gis bi seen ute na duñ ko support because there is no any internal or external pressure that's why ñu wax ci external forces external powers ne you have no hand in this stay away from it so loolu moo la wane ne even executive president ak su waaye ne sànni leen ko defal leen suñ ko nangu duñ ko mën because defoon nañ ko benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon président bi yore vice président bi wax ba mer am na boo Chinese consensus boobu sax du tuuti mu nekk xeex waaye gars yi nanguñ dañ ko throw back so there is real separation of power in this country. ok jërëjëf Essa Danfa Tida finally rek
tey of course wax naa ko cool yi bari na te fu mu nekk nii ci kanam la ñuy xool ñu ngi waajal elections te wax na ne xëy na dooraat bi ñu bari du jàpp ne du yomb te fekkee ne speaker bi nu mu ko waxee nii noonu la ko waxee te loolu 1997 si constitution bi mu ñu fay yóbbu waaye tey ñu bari ñu jàppoon ne président Barrow bu cool yi bari woon ci gannaaw 3 years jog ñeneen ñi jog di wax nee na moom programme yu mu teg foog mu jeexal ko bokk na ci constitution bi te ñu gis ne loolu amul. ndax nga gisee doxalin président Barrow ci période bu mu fi nekkee ak 1997 constitution bi tamit mu war ñoo yóbbaat ci elections pour jeexal. fu may tëjee suma wax bi mooy ne. président Barrow ak gaayam yi ñoo war a abal nit ñi suñ dëkk. parce que président Barrow ñëw abal suñ dem fan ñoom ci lay bokk nag. ma ne dañ war a resign naka la ñoo bokk yow nga jël réew mi am nga loo xam ne yaa ko wax ne da nga koo def ñu ngi koo gis from the starting dara nekkul di dem at the right way. suñu xaalis nekk di kasaara yow loo ñëw waxaat ne dinañ ko gum parce que man dama foogoon ne président Barrow ak ñu ko saraaw neen dinañ def suñ pexe boo xam ne suñ xaalis bu fuñ nekka dugga si ñu taxaw bu mu yàqu waaye su fekkee na si loolu lañ nekka every time yow transition lañ waxoon 3 years bul fàtte Gambien si ñoo leen óolu teg leen fa waaw loolu laa la wax luñ leen óolu woon teg leen fa ñu gis ne affaire bi óolu boobu noonu buñ amoon si gars yi nekkuñ di ko def ba pare joxuñu benn genuine reason ñu xam ne ñii they are prepared to work waaye ñu xam ne duñu resign dem we go for election ñu xaar décembre 2021 yéen da ngeen waaye suñu xaaree décembre na Gambien xam ne ñii da ngeen is not the solution de da ngeen parce que gis ne ñaata xaalis lañ nekk di yaaxa tiida da ngeen yàkkamti GMC ndànk rek dinañ yaaxamti parce que dëkk bi dafa yàgg a jooy te yéenay solution bi we are the solution loolu nga gëm loolu laa gëm si loolu moo fa nekk Tida Kijera bu GMC executive of course chief executive media and propaganda officer ñu ngi lay gërëm bu baax sant la ci ni nga teewee tey ci jotaay bi naka noonu Essa Damfa